asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan tey nag dañu am mbégte lool di leen présenter seen émission bi di waar wi nag bu ñu ko waxee bàyyi ñu képp koo xamante ne rek da ngay daan sa doole rek xaar ñu ngi ñëw dinañ la seet si bépp këru liggéeykaay tamit dinañ fa dugg tey nag dañuy ñëw fii ci waa UCG nag bu ñu ko waxee du ñenn ñu dul ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci commune bu Bargny di fi amal liggéey bu mucc ayib muy ñi nga xamante ne mooy oto mbalit bii di sama ginnaaw xamante ne ñooy dugg ci biir koñ yi di jël mbalit bi ak soxna yi nga xamante ne ñoo nekk ci mbedd yi di ko bale ak ñi nga xamante ne ñoo nekk fële ca cimetière dinañ ko gis lépp lekk lu waa UCG du liggéey rek tey jii ci waar wi du leen ëmp kon mbokk yi topp leen ñu rek ñu wan leen li du liggéey waa UCG fii si commune bu Bargny. suba yàlla doo leen jeexal li nga war a def bul xaar defal amul yàggal tey la bis boo toogaat wéy na ëllëg yegg seegul def ko léegi wërsëg ñëw na léegi foofu naa waat ci ngelaw yaakaar romb la ngay daw li nga war a def bul coow bul xaar bul li ngay def ne gëcc fi nga war a jàpp jekki léegi la ci teew amul jëlale ba ma yeewu defal yitte ba jiite see xalaat ni mu dikkee saa boo xëyee na nga jëfe ni nga bëgg te bul jiite bul xaar lay def lu la ci fekk muy loolu lu la ci fekk muy loolu bañ a toog di xaar war nga wàññi lii ngay nelaw ba nga xam ne yoonu ndam du gaaw war nga jóg ca teel ndax nga raw. It's the early morning, I suggest you wake up rather than wasting your time yawning and snoring. Your life is boring. Get up and do something. You'll never make it scrunchy. Don't expect to reap credit as you sow nothing. Don't put it on, grind it, work it while the heat is on. Don't own it wrong, step up on your feet and word is wrong. Keep your ongoing spirit, don't beat it cause you feed it. Sky's the limit, your life is only what you make it. It is right away. If you wanna catch up tomorrow's another day, you never know what it might bring. ñu ngi ci waar wi ba léegi rek déparé woon nañu fële ca maison de la femme ak waa UCG ak ñi nga xamante ne ñooy waa secteur collecte ñu jaar nañu fële ca mairie bu Bargny route nationale fi nga xamante ne mooy Santhiou Gueye ñu ngi ci front de mer bi fekk fi nag ak technicien de surface mu wax ñu rek ana yan jafe-jafe la fay jànkonteel gis ngeen waa secteur collecte rek ñu ngi nii di tibb mbalit bi ñu ngi nii nag ak kenn koo xamante ne nag ci secteur collecte la bokk maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. góor gu mag ñaa. góor gu mag ñaa ñu ngi gis sànq ba léegi rek yaa ngi nekkoon di yëkkati li di ay saako di sotti rek ana naka nga gisee rek bi la liggéey. liggéey bi wax dëgg yàlla bu ñu ciy liggéey dañu ciy liggéey ak plaisir parce que parfois dañuy jóg sax pour événement di jéem a satisfaire population bi man nag bon lii ma xam ne moom war naa mën a ñàkk lu ma bëggoon par exemple képp ko am mbalit chaque jour oto bi dina fi ñëw nga def sa benn saak max sa poubelle nga tegal ñu ko fii bu ñu ñëwee ramasser ko dépôt yi war a mën a ñàkk. parce que nit bu demee bay liggéey ba dina satisfaire pour événement Tabaski dañuy rey suñuy xaar jéeg pour population bi dañuy war a jàppale pour xam ne ñii li ñuy liggéey wax dëgg yàlla bëgg nañ ko te ñu ngi ñuy jéem a defar population pour mu rafet man ma sañoon secteur bi li ko dëgg ba Ndiolmane nguy dàgg képp ko am mbalit na nga ko teg sa pôle teg ka nii oto bi chaque jour dina ñëw ñu ramasser ko ñu dem dépôt yi ñàkk pour dëkk bi set loolu la mooy la xam ne mën naa ko wax.
di gërëm tamit sama élément yi xam ne moom laa nekkaan ak ñoom fépp lépp loo xam ne ñu man wax naa leen ko si cadre liggéey nañ ko liggéey ba liggéey jotee ñu liggéey wàcce jot na wàccee parce que amuñu benn problème ànd na ak ñoom si jàmm déggal nañ ma maa ngi wax ak ñoom chaque jour même su ma absenté ñëwuma sax ñoom da leen di marqué parce que yàlla boon na ma ak ñoom. su ma la déggee rek mu mel ni fii daal liggéey bi entente daal moo fi am mais rek li ma lay laaj rek mooy yéen mbalit bi nii des fois da ngay gis mbalit yoo xamante ne dafa am xeet goo xamante ne jéggi na dayoo naka ngeen mën a dundee lool te toute la journée yéen a ngi si oto bi. xam nga ñun dañoo si yàgg mbir boo koy liggéey bu yàggee si yow xeet googu yow doo ko sax yëg mu ngi mel ni comme oto vidange bu taxawee rek xam nga ma tamay at mais bu ma nee si mbalit mi nii du ma yëg sax li muy dégager parce que dañ ko tàmm am amour bi nag sans complexe parce que kii soo amee complexe doo ko liggéey voilà. waaw yéen triage bi naka lay demee yéen avant ngeen di egg Mbëbës la wala fii nii rek lan moo tax may gis ci kaw ñu takk fa ay plastique wala yéen triage boobu nu mu demee. triage bi c'est-à-dire ku ne da ngay gis loo xam ne yow soxla nga ko nga far ko denc ko soo ko dencee am na koo xam ne day ñëw si yow da ngay soxla yow nga jaay ko boo demee Mbëbës tamit am na ñoo xam ne dañuy trier lii dem Mbëbës moo ëpp sax li ñuy trier fii. mais yéen li ngeen di trier dama dafa da nga ne da ngeen koy jaay léegi triage boobu yéen lan la da ngeen xam matière bi wala lan. matière la waaw parce que li ko demee caoutchouc yi matière la plastique bi matière la armignon bi matière la bu ne rek am na prix ci li ñuy jëndee parfois ay ataaya fekk ci ñu soxla loolu moo andi matière bi ngay gis nii voilà. kon daal su ma la déggee liggéeyu mbalit bi du lépp lu ngeen tuur rek da ngeen koy tuuri ji. waaw non xam nga am na lu ñuy tóori mais am na loo xam ne yow boo ko gisee sur place nii da nga koy formé boo ko gisulee nii xam nga da nga koy tuuri Mbëbës moo gën a metti fii sax Mbëbës boo fa demee nii jarul sax liggéey weer nii am na ñoo xam chaque jour Mbëbës la ñuy ne seen salaire fa lay jógee tu xëy ñu gontuñu kii liggéey la de ñun sans complexe lii dañ si liggéey ba takk si ay jabar yor suñuy doom yor suñu njaboot kii boo koy liggéey boo amee kersa dëgg doo si liggéey voilà. quartier bu ngeen dem gis naa des fois ñenn ñi dañuy xaw a daw sax oto bi rëcc leen wala dara du ngeen am jafe-jafe ak population. non non parce que population bi la ñuy liggéey parce que pour nga liggéey ak population bi il faut nga am doomu aadama yi di waxtaan ak ñoom di naxante ak ñoom parce que boo dul naxante ak ñoom toujours da nga am erreur te liggéey bi dafa laaj naxante liggéey dafa laaj naxante waxtaan am ambiance si waxtaan woowu si la ñuy dem ba créer bon notre famille am ak ñoom relation si la ñuy parfois sax si ngay takk jabar man liggéey bi si laa takk jabar ki ma takk nii si liggéey bi laa ko xamee di ko tooñ ba takk ko waaw wow. kon su ma la déggee daal kon yow mbalit daal desalatu la dara daal. mu ko daal di sama amour la kii dama ko bëgg sama xol mu ngi mën nga toog sa bureau rek di liggéey man kii lii mooy sama bureau mbalit nii mooy sama bureau. boo damoon tey jii loo doon sàkk pour ñu defal la lan lay doon. ah kii moom xanaa ñu ñaanal ma rek ma am fan ma gudd ak wér am yokkute parce que job bi boo koy job même buñ la fayalee yàlla si jëy boppam moo lay fay mbalit boo koy liggéey même boo juluwulee boo dee di nga dem àjjana parce que ñaan yi ñu siy am rek jar na ëpp na loolu parce que doomu aadama boo romba da lay ñaanal ñii dañuy kontaan parce que am na ñoo xam ne xam nañu liggéey bii. gis naa tamit sànq bi may yéeg ci oto bi Daouda Ciss di wax ne naa jël gant ak masque kon dafa mel ni yéen seen wàllu wér-gu-yaram da ngeen ciy bàyyi xel bu baax. waaw dañ ciy bàyyi xel parce que ñun ba fois dañuy dem médecin dañu am médecin ñu dem ñu xool ñu parfois ñu fikiru mbaa nga dem ñu tegal la benn appareil xool sa battement de cœur ndax amul benn feebar bu nekk sa yaram waaw loolu moo am na. ñu ngi lay jaajëf. ok merci. ñu dem rek continuer ba tey rek ci waar bi rek oto baa ngi nii tibb na mbalit bi nga xamante ne moo nekk ci front de mer bi dañuy dem rek àndaa tax moom rek wan leen li di liggéey waa UCG secteur collecte. yàlla doo leen jeexal li nga war a def bul xaar defal amul yàggal tey la bis boo toogaat wéy na ëllëg yegg seegul def ko léegi wërsëg ñëw na léegi foofu naa waat ci ngelaw
yaakaar romb la ngay. ak benn soxna bu dëkk fii rek ci watu front de mer bi rek dañu def lu dul laaj ko rek askan wi fii yeewoo rek est-ce que askan wi fii yeewoo naka la ñuy dundee ak mbalit bi soxna si na nga def. maa ngi fi. tur bi naka la. Hady Sène. Hady Sène nga dëkkee fii rek lan nga ñu mën a wax rek ci mbalit bi ak ndox bi nekk seen biir. mbalit mi fi nekk day wax dëgg yàlla masuñu kaa rafetlu te masuñu kaa rafetlu ndax man mii xam ne maa dëkk si ginnaaw kër gi lii ñaa defal nii sax man na maa wax ne man la kaa defal ndax de ba ma masaana tëdd si ma kër bal guddi xet ak ginnaaw kër gi mool maa baa waxee ñene la a dëkk si ginnaaw kër gi. par rapport ak oto bi nag klaxon yeex yooyu rek oto bi amu leen ci benn jafe-jafe. amul benn jafe-jafe ba klaxonné moo la yëgal ne nit ñi oto bi ñëw na ba ka defee ka si nekk ginn sa mbalit sotti ka si te ña bàyyi fi ña kaa sotti ndax ñii kaa liggéey itam ay nit rek la ña dala métti liggéey bi dala métti si ñoom waaw. ñàkk a xaar oto bi lan la ñoom dañu yàkkam ci wala parce que oto bi chaque jour dafay ñëw te ñoom tamit ñu ngi continuer di tuur mbalit bi lan la heure bi oto bi di ñëw da leen arrangé wul wala. déedéet du question boobu l'essentiel bu fekkente ne information bi jàll na bañ a xam ba oto bi klaxonné rek ñëpp dinañ génne comme nii ña kaa defee sa dëkk ba bañ ko defee fii rek ñëpp dinañ génne in xam ne oto mbalit bi ñëw na. suba yàlla doo leen jeexal li nga war a def bul xaar defal amul yàggal tey la bis boo toogaat wéy na ëllëg yegg seegul def ko léegi wërsëg ñëw na léegi foofu naa waat ci ngelaw yaakaar romb la ngay daw li nga war a def bul coow bul xaar mu lay rëcc bul yëglu bul jébalu def li ngay def ne këcc fi nga war a jaar ba tekki léegi la ci teew amul jëlaleeg ba ma yeewu defal yitte ba jiite say xalaat ni mu dikkee saa boo xëyee na nga jëfe li nga bëgg te bul ci dee bul xaar looy def ko lu la ci fekk muy loolu lu la ci fekk muy loolu bañ a toog di xaar tuumaroo war nga wàññi lii ngay nelaw ba nga xam ne yoonu ndam du gaaw war nga jóg ca teel ndax nga raw. It's the early morning, I suggest you wake up rather than wasting your time yawning and snoring. Your life is boring. Get up and do something, you'll never make it scrunchy. Don't expect to reap credit as you sow nothing. Don't put it on, grind it, work it while the heat is on. Don't moan and groan, step up on your feet and word is born. Keep your ongoing spirit, don't beat it cause you feed it. Sky's the limit, your life is only what you make it. It is right away, if you wanna catch up to my... ñu ngi ci waar bi ba léegi rek fi ñu nekk ni nag mooy route nationale tàmbalee ko Ndiolmane ba EDK rek dañuy ñëw rek waxtaan ak technicien de surface bi ñu fi fekk rek mu wax ñu naka lay dundee bi la liggéey. man lañu affecté fii ñu ngay def lu ñu mën mais vraiment jafe-jafe la ñu ñaan aussi commune bi jël ci mesure pour que lii mun a deñ waaw. kon su ma la déggee rek dafa mel ni yéen seen problème rek du leen lu dul rek da ngeen bëgg ay surveillance ñu indil leen ko. waaw lii jaadu mooy que dans les normes fii dafa war am ay surveillance kii lii commencé Ndiolmane ba ci EDK ba fépp foo xam ne tuurukaay la war nañ fa teg surveillance parce que loolu mooy tax affaire bi tane. man mi fii nekk dafa am heure boo xam ne moom laay xëy heure boobu laay wàcc su ma wàccee sama gannaaw la ñuy def lii su ma ñëwaatee li ma defoon démb rek moom laay defaat suba donc dafay jaadu ñu bàyyi fii surveillant boo xam ne day xëy fii 8h ba 18h su ko defee dina tani mais buñ ko bàyyee nii moom vraiment du sotti day gën a métti rek waaw te aussi du tax mu set voilà. yàlla doo leen jeexal li nga war a def bul xaar defal amul yàggal tey la bis boo toogaat wéy na ëllëg yegg seegul def ko léegi wërsëg ñëw na léegi foofu naa waat ci ngelaw yaakaar romb la ngay daw li nga war a def bul coow bul xaar mu lay rëcc bul yëglu bul jébalu def li ngay def ne këcc fi nga war a jaar ba tekki léegi la ci teew amul jëlaleeg ba ma yeewu defal yitte ba jiite say xalaat ni mu dikkee saa boo xëyee na nga jëfe li nga bëgg te bul ci dee bul xaar looy def ko lu la ci fekk muy loolu lu la ci fekk muy loolu bañ a toog di xaar tuumaroo war nga wàññi lii ngay nelaw ba nga xam ne yoonu
snoring, your life is boring. Get up and do something, you'll never make it scrunchy. Don't expect to reap credit as you sow nothing. Don't put it on, grind it, work it while the heat is on. Don't moan and groan, step up on your feet and word is born. Keep your ongoing spirit, don't beat it cause you feed it. Sky's the limit, your life is only what you make it. It is right away. If you wanna catch up tomorrow, another day, you never know what it might bring. ba léegi rek ñoo ngi nii ci seen émission waar wi gis ngeen rek ñu ngi waat nii rek ci beneen équipe bu collecte bi nga xamante ne mooy déparé fële ca marché bu Bargny jaar Bargny géej dem ba Sendou fii nag ñu ngi nii nag ci dépôt bi nga xamante ne mooy armeelu Sancub géej ñu ngi nii taxaw ak kenn ci ñoom muy Modou Laye Modou Laye maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi lay fay. Modou Laye mën nga ñu expliquer rek auto collecte bi rek naka ngeen fa nekk. waaw alhamdulilah sant yàlla ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm seen teewaay ndaxte lii yàggoon nañu ko mbébét pour mu am pour ñu mën a wax population Bargny lu ñuy rafetlu loo initiative bi xam naa ki ko jël moom ñu ngi koy sant di ko gërëm. circuit bi moom jafewul mooy circuit numéro 3 dañuy comme ni nga ko waxee rek dañu fiy jógee marché la ñuy déparé bu ñu collecté jaar Sendou bu ñu jógee Sendou ñëwaat Bargny géej dugg ba ñëw ba fii dugg Bayee loolu mooy circuit bi. ñu gis rek boobu ba léegi yéen a ngi nekk tamit ci ambiance di liggéey mu mel ni rek. équipe bi daal yow suudewu ngeen ba li nga xamante ne mooy bu ngeen nekkee ci oto bi sax du ngeen yëg li mbalit bi. waaw ñun noonu la ñu mas di liggéey ndax loolu lañ fi fekk dañ fi fekk suñuy grand frère ñoo xamante ne ni ñoom ñoo ni wan yoon wi muy kenn si koo xamante ne ni moo yor oto bi ndaxte mooy chef de bord bi si moom la ñu topp ñun ñu nekk ay xale c'était en 2014 lañ fi ñëw si arrivé kii bi monsieur le maire Guèye Abou Ahmed Seck la ñu amee renforcement. ñun ñu doon ay xale ñëw fekk si leen ñoom ñu doon suñuy mag yu baax su ñun ñoo xam te ne dañuy tettee wan ñu muy demee ba ñeen travail en scène la ñu xam dañu ñëw topp seen ginnaaw rek chaque instant si loolu la ñuy yëngu bu ñuy travail daal zéro stress la ñuy travailler quoi te bëgg nañu satisfaire population bi loo xamante ne nii ëllëg ñoom dinañ ñeme pour dugg si collecte bi quoi. ma dégg rek ñu ne comme Modou Laye moo war a wax rek mu mel ni Modou Laye gone goo xamante ne bu nekk ci biir mag yi rek. nekk seen du ma ne seen porte parole sax mais am na loo xamante ne bu ñu ko bëggee wax rek moo leen koy yeggee anam Modou Laye ban message ngay lancé population bi. waaw di rafetlu ndaxte tamit loolu ñoom ñoo baax rek ndaxte man yàgguma fi mais kii dafa doon kilifa goo xamante ne nii kilifa la ci man muy Issa daf ma jox lépp na ma nañ wax daal affaire daal waxal daal te et puis population bi bare na ay message lu ñu leen mën a wax ndaxte des fois dañuy kontaan si ñoom mais des fois dañuy xala merci ñoom mais nañ xam ne. ñaar ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj ndaxte des fois dañuy am ay tiraillement ak ñoom si côté liggéey bi quoi mënul ñàkk nag ndaxte des fois mën nañu jël si oto yi di collecte dañuy jox ay saako yoo xamante ne ni da nga siy laal mu am ay xottu butéel si biir sa loxo day dagg gants yi dina dagg mais loolu lépp dañ koy muñ waale xam ne ñun ñoo opté pour liggéey bi te et puis suñu teraanga fii la ne ñun amuñ lu dul lii dañu bàyyi suñu yitte ñëw si lii pour lan pour suñu njaboot ak pour Bargny ndaxte boo xoolee suñu slogan lii rek doy na quoi suñu setu gox suñu yitte loolu mooy suñu yitte si la ñuy dox saa su ne si la ñuy dox quoi. Modou Laye kàddu yi rafet na rek du ñu jox kàddu gi kenn ku dul ki nga xamante ne moom la wax ne rek mooy chef de bord bi papa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. tur bi naka la. Issa Kane waaw. Issa Kane nga nekk fii rek di jiite ay ndaw te des fois mag ak ndaw seen jëflanteel daanaka dina yombul rek mu nag nga ñu mën a expliquer la. waaw mais liggéey bi bon man dama nekk ak ñoom fii mais li ma toujours dama leen di gëmloo ne liggéey bi dañ foo agréé moo koy liggéey parce que liggéey la boo xam ne bon neexul daal bon fi mu nekk boo koy liggéey aussi di gis sa bopp liggéey bi du dem bon damay ñëw wàcc sama bopp am ak ñoom lu leen neex nañ ma wax man ma encaissé lépp parce que fi mu ne dëgg ma yaay jiit. boo nekkee jiit rek da nga war a tëddee njaaxanaay lu ñëw daanu sa kaw quoi moo tax nag moo fa séenee tëddee njaaxanaay lu ñu ma des fois sax dama naan dañ def nangam sax ñun ma duñ ko def nii la ñuy def mais boobaa damay ànd ak ñoom gis te aussi lii moo gën a rafet ma ànd ak ñoom loolu la quoi. bi nga dalee liggéey ci UCG wala wàllum mbalit rek ci ñaata at la war a toll. ah non fi mu toll nii moom yàgg na moom wax dëgg yàlla yàgg na lool yàgg naa si de wax dëgg yàlla parce que depuis ay kam kib yooyu yëpp maa ngi fi woon quoi vraiment yàgg na de wax dëgg yàlla yàgg na lool waaw. askan bi nga xamante ne ñoom ngeen di fekk ji di jël seen ay li nga xamante ne mooy seen mbalit yi di jóge seen kër yi soo leen doon wax tey rek lan nga leen di wax tey. waaw li ñu leen di wax mooy ñoom fi mu toll nii comme dépôt sauvage yi nga xam ne moom la ñuy def bu ñu soñoon ñu téye seen mbalit ba oto bi ñëw parce que oto bi chaque jour mu ngi ñëw te fi ne buntu kër bu nekk daanaka bu ma yow ne dina fa jaar
bon jël mbalitam kon donc bu ñu sañoon daal fi mu ne ñu jéem a téye seen mbalit tekk seen oto bu oto bi génnee comme ça ñu génne seen mbalit ñu daal di ko jël delloowaat leen seen i ndab quoi sans problème. sànq dama la dégg ci biir waxtaan bi ñuy dem di jël di collecte mbalit di sotti nga ne tey jaaruñu côté Mbott côté Diouréel lan la emploi du temps boobu yéen a ko organiser wala lan noonu. waaw xam nga par secteur la léegi fi mu toll nii boo comme par exemple lundi dañuy jël Mbott jël dépôt yi ak yooyu quoi ak Missirah yooyu yëpp jël dépôt yi comme ça bu ko day fekk oto bi fees comme par exemple fi mu ne tey mardi léegi dañuy dem Sendou jël Sendou jóge Sendou ñëw bon fi mu toll nii jël Bargny Géej ndal daal li côté yooyu yaa ngi dégg bon oto bi mën na feesee foofu quoi. papa ñu ngi lay jaajëfal. waaw ok merci jërëjëf. Mame Saly nekk fii Bargny Géej te dañu gis ne fii oto mbalit bi mu duggee rek ay pôle yu ñuul lañ fi fekk ñu dajale mu mel ni yéen mbalit yi daa am ay coin yoo xamante ne da ngeen ko fay teg wala. waaw dafa am coin yoo xam ne fa lañ koy teg ndax man fii laay liggéey si boulangerie bi dama am sama pôle mbalit ak sama samay saako bu oto bi ñëwee rek ma génn jox leen sama mbalit jox leen. mais oto bi ni muy ñëwee nii doy na wala. doy na torop ndax nun man maa ngi dëkk fii si Gorée te oto bi tout le temps mu ngi ñëw Gorée di jël mbalit mi carrément lay jël mbalit mi waaw. am ngeen si daal benn jafe gis liggéeyu oto ba UCG fii ci Bargny daal gis ngeen ne liggéey bu mucc ayib. liggéey bu baax la ndax ñun dañ daan yenn suñu mbalit dem ba xulub di ko fa tuuri te léegi tuuratuñu su mbalit xulub dañuy bedd suñuy mbalit bedd suñuy ndox mi moom la ñuy andi si canal bi pour tuuri ka waaw am jàmm daal lañ si am si oto bi li muy dugg a Bargny Géej am nañ si jàmm torop. klaxon bi muy klaxonné tamit ëppul wala du leen déranger. déedéet dafa bëgg a ñi dul yëg ñu yëg génn seen mbalit ndax comme mbalit ñu ngi koy teg suñuy biir kër bu oto bi klaxonné ñu génn suñuy mbalit oto bi jël ka dem ñu jëlaat suñuy pôle dugalaat si biir kër yi loolu la ndax pôle itam óorul ñu koy sànni si biti ndax mën nga kaa teg si biti keneen jël ka looloo tax ñuy jël pôle yi di ko dugal si biir kër yi bu oto bi klaxonné ñu génn suñuy mbalit. comme ni nga waxee ne mbalit yi dañ ko fi dajale loolu nan ngeen ko defee da ngeen a réunion wala da ngeen a waxtaan ci seen biir wala. déedéet waxtaanuñu ndax ku nekk ak sa kër da nga am mbalit saa yoo xëyee da ngay bale moo tax ñu jël mbalit yi di ko def si pôle gi bu oto bi ñëwee rek ñu def ko si oto bi mu dem. pôle mbalit yi ñuul yi ñan ñoo ko fi indi fii ba. xanaa maire Bargny ñoo fi andi pôle yi muy ndimbal lu rëy si ñun ndax suy saako lañ ko daan yeb léegi andi na ñuy pôle sa pôle la bu la neexee boo si defee mbalit bu la neexee nga raxas ko ba mu set toogaat di xaaraat mbalit nga defaat si. soxna si ñu ngi lay jërëjëf kontaan. fi ñu nekk ni nag mooy permanence waa UCG. fi mu toll ni nag waa section collecte nag jeexal nañ seen liggéey fii la ñuy ñëw rek émerger comme ni ngeen ko gisee rek. ñu ngi fii nag ak ki nga xamante ne mooy Daouda Ciss du ñu def lu du sekk ak moom waxtaan. salaamaaleykum Daouda Ciss. maaleykum salaam ma nièce. tur bi nag. Daouda Cissé responsable de la collecte à Bargny. Daouda Ciss nga nekk responsable collecte fii ci commune bu Bargny soo ñu mënoon a expliquer tuuti rek ci wàllum collecte bi nga xamante ne yaa ko jiite. parce que à Bargny 3 autos de collecte moo fi doon ñëw n'est-ce pas mu polariser 3 secteurs. ñun suñu politique moo di ne bëgg nañu à chaque fois que alors bu ñu wàccee ci terrain bi. dugg quartier yëpp sans parti pris bu ko defee alors bon population bi du ñu mere parce que alors nun ñi nga xam ne ñi alors ñu waa UCG de Bargny nous sommes chargés à nettoyer l'ensemble des quartiers am la de Bargny de sorte que alors bi ñu waxee demandé loolu suñu coordinateur départemental muy monsieur Ndiaye Guèye alors il nous a demandé à ce que alors il faudrait nécessairement que ñu defaat le redécoupage u Bargny n'est-ce pas bi ñu ko defee bu pare avec son assistant et le chef de section léegi alors actuellement nii ñu envoyé ñu ñaari gros porteurs moo xam ne bii à peu près n'est-ce pas oto bu nekk dina mën a jël 16 tonnes n'est-ce pas ba 18 tonnes donc alors ak beneen oto ba nga xam ne bii alors day def fréquence 3 muy oto bi nga xam ne bii présentement moom nga duggoon tey
oto boobu fréquence 3 lay def. Pourquoi fréquence 3? Parce que les gros porteurs yi nga xam ne ñoo ñëw mënuñu dugg au niveau de Santhiou Géej. Donc alors oto boobu muy 923 bi dañ ko andi exclusivement pour que alors mu mën a dugg Santhiou Géej, pour que alors population boobu aussi bañ a frustré wu, n'est-ce pas? Donc oto boobu fréquence 3 lay def. Les deux autres benn bi 912 la, n'est-ce pas? 912 bi moo polarisé léegi actuellement nii ñaari secteur lay polarisé, muy secteur 1 ak secteur 2. 924 bi mu boy oto bu verte bi moom ngeen romb sànq, n'est-ce pas? moom alors ñaari secteur lay daw aussi actuellement. xam nga waxoon naa la ne fi ne alors oto bu nekk trois oto yi yoo xam ne it alors oto bu secteur lay, mais ñaari gros porteurs yooyu ñaari secteur la ñuy boole, n'est-ce pas? 924 bi am la mooy daw secteur 1 ak secteur 3. Donc cela veut dire que alors on a éclaté le secteur 1 yokk ko secteur 1 genn wàll bi muy nguddu yokk ci secteur 3 bi, n'est-ce pas? muy 924 bi moo koy daw. 912 bi alors mooy daw gennaalu secteur 1 muy Bargny Géej ak secteur 2, n'est-ce pas? su ma la déggee rek ci sa explication li nga expliqué dafa mel ni tamit wàllum secrétariat fii ci UCG am nga ci wàll daal. Effectivement bi UCG ñëwee alors il fallait que à ce que alors bon ñu organiser wu, parce que alors UCG bi mu ñëwee dafa defaat redécoupage bi, parce que alors ñun ñu ngi bokkoon ci Tëngéej, mais actuellement ni on a éclaté le département, n'est-ce pas, en 2 sections, n'est-ce pas? ñun ñooy waa section 5C. La section 5C mu ngi composé Bargny, Diamniadio, Sébikotane, Sendou et Yène, les 5 communes moo tax ñu ne 5C, n'est-ce pas? Alors bi UCG tëree loolu alors chaque section, n'est-ce pas, mu nommé fa un chef de section, n'est-ce pas? Le chef de section alors muy Pape Ségué Diop, n'est-ce pas, moo coordonné Bargny, Diamniadio, Sébikotane, Yène et Sendou, n'est-ce pas? Donc il va falloir nécessairement que alors ñu changer système de travail, n'est-ce pas? De passage, on remercie aussi le maire, parce que bi nga xamee ni alors jox nañu maanaam Bargny cër bi, ñu bind ko lettre demandé ko alors pour que alors mu jox ñu benn siège, n'est-ce pas? fi may wax ak nii yow moom maire bi moo ñu ko jox ak beneen bureau mu xam ne bii alors foofu lu ñuy defee alors suñu petit matériel, mais fii mooy secrétariat bi. kon su ma la déggee rek ni nga waxee ci commune bi rek kon commune bi tamit génnul loxoom ci UCG. commune bi effectivement génnul loxo ci UCG, parce que alors ñun sunu bopp bi nga xamee ne commune bi maire bi soog a ñëw dafa ne alors dafa bëgg alors def Bargny ville propre. En réunion technique avec le directoire des services techniques de la mairie, n'est-ce pas? C'est à partir de ce moment-là alors que le maire nous a signifié que alors à partir d'aujourd'hui nous sommes des partenaires. Il nous a légué ce bureau et l'autre magasin pour notre petit matériel. Ensuite, bon, nous lui remercions parce que alors gis nañ ne bon
xaw nañ jàppale nañu ci ñu liggéey parce que boo demee au lycée ab dépotoir d'ordure la woon n'est-ce pas te dépotoir d'ordure boobu amatul muy liggéey bi nga xam ne bii moom la fa liggéey n'est-ce pas beneen bi ci des mooy vers les cimetières de Ndiolmane aussi bon foofu aussi on lui remercie parce que liggéey na ko liggéey ba nga xam ne bii ça va nous permettre aussi de parler avec la population et ça va nous donner l'opportunité de parler avec la population. Nous demandons solennellement à la population de Ndiolmane et de Nguy Dag ñu def ni ñi xam ne ñi ñoom la waa Mbot di def muy ñi xam ne ñoo jëkk côté lycée bi parce que ñi dëkk côté lycée bi maire bi defee liggéey bu mucc ayub boobu defatuñu tuuratuñu mbalit mi ci suuf dañuy xaar ba oto bi ñëw taxaw klaxonné ñoom ñëpp ñu génne andi seen mbalit ñu tuur ko tranquillement yama dégg oto bi taxaw fa 5 minutes après dem léegi nag duñu bëgg ñi nga xam ne ñi ñooy waa Ndiolmane ak waa Nguy Dagg ñu xool li nga xam ne lii alors mooy li maire bi financé ci foofu bu ko defee bu ñu xaaree oto bi ñu andi seen mbalit tranquillement oto bi jël ko moo gën à ce que alors ñu tuur seen mbalit su suuf parce que ñun aussi liggéey bi ñuy liggéey n'est-ce pas duñ ko bëgg et puis nous sommes des fils de Bargny parce que depuis 1994 ñu ngi fii te li nga xam ne lii alors moom nu njëkk a jiital moo di ne yaa ngi dégg nous sommes en phase avec les autres sections d'ailleurs tout récemment bi ñuy def suñu fête arbre de Noël bi li nga xam ne lii alors moom nañu tegoon au niveau de notre département ñu ne le meilleur chef de section on l'a décerné à notre section n'est-ce pas ba tax na alors suñu chef de section nominé nañ ko alors lors de la fête de Noël loolu alors mu nekk la nga xam ne lii nous demandons solennellement à ce que alors population Bargny pour que alors ñu jàpp ci liggéey bi parce que aussi liggéey bi ala liggéey ba nga xam ne bii ñoom nañ koy defal n'est-ce pas beneen ba ca des moo di ne aussi ndox mi nga xam ne mii moom lu ñuy tuuri ndox ak mbalit ànduñu ndox ak mbalit mor suñu ànd man tey jii dëgg-dëgg am naa la nga xam ne lii rafetlu ma ko ci waa Ndiolmane ak waa Nguy Dagg parce que nun bu nu defee benn politique benn bi am benn oto boo nga xam ne bii wala ñaar oto boo nga xam ne day def fréquence 5 quand je dis fréquence 5 mooy le lundi le mardi le mercredi le jeudi et le vendredi et le samedi tous ces jours-là oto ba dafay jaar ngalawaay ni ñu jël seen ndox segg ko dem tuuru ko géej mbalit mi ñu conserve ko bu oto bi ñëw oto bi jël ko tranquillement je pense que ne loolu ala la nga xam ne lii mooy lii gën li nga xam ne lii moom laa gis sànq nii nekk na la nga xam ne lii dëgg loraange bi ci ñoom lay jëm parce que alors franchement parler noonu dañuy ñëw rek jël dem mais ñoom ñoo fa dëkk bu naaj bi tàngee ba tàng xet gi ci ñoom lay jëm te épidémie ay épidémie bu garaaw a garaaw lay andi ci Bargny ñun nag alors ñun ñi xam ne ñooy techniciens yi yama dégg te xam li nga xam ne lii mooy loraange yi nga xam ne moom la mbalit di andi ñu nga leen di ñaan ñu bàyyi loolu ndox ak mbalit àndu ñu
duñu masa ànd gis nga géej boo fa tuuree mbalit sax da koy yàbbi. daal siis ñu yi gis ngeen ba léegi ñu ngi suñu biir doxantu ci seen émission waar bi la yoon nag ñu ngi fii ak benn soxna boo xamante ne mu ab technicienne de surface la fii li ko tàmbalee marché mardi ak tali bi jëm mbot yëpp moom moo fi amal ab liggéey du ñu def lu dul rek sekk ak moom waxtaan soxna si nanga def. waaw maa ngi fi rek soxna si. tur bi naka la. Aminata Ndoye. Aminata Ndoye nga yore fii wàllum liggéey bi fii rek naka nga ñu mën a expliquer rek liggéey bi nga fi am. wàllu liggéey bi fii moom à partir du lundi la jusqu'à samedi lundi moom fii laa jël commencé fii ba enseignement daal di ko arrêté mardi moo continuer ba kër Konté mercredi moom liggéey bi si la gën a méttee moom parce que marché mardi bi dañu am ay marché ñuy jaay si marché bi mercredi ñu fi bàyyi seen mbalik seen bagage yenn yi xamante ne soxlaatuñu ko mbuus yëpp dafiy bari man rek maa fi nekk di liggéey depuis lundi mardi ba samedi waaw maa nekk fii daal. en tant que jigéen rek liggéey bi ngay def nii muy wàllum bale noonu yomb na wala. yomb na yombul moom liggéey bi moom yomb na yombul booy bañ ko la yab moom mën ngaa liggéey bale moom wàllu jigéen la mën na ko wàllu jigéen la metti na boo liggéey wàcce moom si ngay doog a xam ne moom metti na moom booy liggéey moom du metti tellement que mais boo paree moom si ngay sentir na li nga doon liggéey moom metti na waaw te en plus plaisir la si ñun daal plaisir la ba xasee ba tàmm ko moom amatul benn problème du la sonal te nuñ dañ ko tàmm fa depuis yàgg na ay at mu ngi nii ñu ngi si liggéey man moom yàgg naa si moom ay at moom maa ngi si moom amatuma si benn complexe awma si benn kii daal jaaxle waaw lu ñu ma jox moom mën naa ko liggéey naa si oto mbalik bale naa bale daal laa mujjee de racleur waaw jaar naa si oto bi raclé naa maa ngi ni si balayage bi si laa mujjee instant bi nii moo tax sonaluma parce que oto mbalik ko si jaar moom bale du la sonal racleur du la sonal yaakaar naa ko daal en tout cas daal liggéey bi daa amul benn problème moom amu si moom sincèrement parler ñu ngi liggéey à l'aise kenn sonaluñu si dara dañuy liggéey li ñuy liggéey bu ñu wàccee toog ba heure de descente ñu wàcce dem ñibbi amul benn problème daal waaw. kon su ma la déggee dafa mel ni rek liggéey bi du lu bees ci yow ndax yaa ngi naan yàgg nga cee liggéey ban heure ngeen di faral di wàcc fii daal plus tard 1 heure ñu ngi liggéey 7h30 la ñuy commencé wàcce 1 heure boo liggéey ba 10 heures mën ngaa pause am 1 heure de 30 minutes de pause boo paree nga reprendre liggéey ba 1 heure daa dee doog a wàcce ce qui est l'essentiel daal li nga war a liggéey moom liggéey ko soo ko liggéeyee toog si sa point ku ñëw fekk la fa xam ne yow mii li nga war a liggéey nga ko boo dee wàcce jotee nga dem wàcce amul benn problème waaw te suñu chef bi moom amuñu benn problème moom fitnaalu ñu ngi ñu bàyyi suñu aise ñu liggéey suñu jàmm suñu salaam waaw ñoom ñi soxna yi di liggéey fii tamit bari nañu wala. non soxna yi di liggéey fii ñett lañu man la ak ñeneen ñaar Roxoy Faye ak Fatou Gueye waaw ñoon ñett ñoo nekk fa kenn ak journalière la muy Roxoy Faye Fatou Gueye moom civil dëkk mais dafa ñaan affectation ñu andi ko fii mu continuer di liggéey Bargny instant bi ñett rek lañu fi. te yéen ñëpp Bargny ngeen. non ñaar ñi ñoo dëkk Bargny kenn ki civil lay jógee muy Fatou Gueye civil lay jógee man ak Roxoy ñooy jóge Bargny ñooy liggéey si fii si Bargny. soo bëggoon tey jii lu ñu lay defal lan lay doon luy jóge ci wàllum commune bi. wàllu commune bi man moom commune bi moom lenn rek laa bëgg mu defal ñu ko mu yokkal ñu personnel bi moom man loolu mooy lii gën a xamante ne mooy nekk si man muy ko personnel bi commune bi bu ñu si mënoon a jàppale mu yokk ko en plus marché mardi bi commune bi war na see dugal loxaam parce que dem booy xool marché mardi bi li ñuy liggéey ñoom dañuy fay seeni taxe li ñuy fay commune bi ñoo leen war a andil ñoo xamante ne ñooy bale chaque mercredi fii xam nga li ma xam nga fii man rek mercredi métti na ci man léegi commune bu ñu amee ñeneen ñu recruter bu ñu lay andi fii chaque mercredi ñu ma jàpp ñu liggéey ñun ñëpp mu jóge fi mais war nañoo yokk personnel bi moom si li ma gën a intéressé moom loolu si la bokk moom personnel bi nañ ko yokk moom waaw commune bi daal lu ñu mënta def daal moom nañ lu jàppale si personnel bi yokk ko
su ko defee chaque mercredi fii ñu nekk en groupe liggéey ko fii mu set wicc. fii askan wi tamit amuloo ñoom ak ay jafe-jafe ndaxte ñoom des fois da ngay faral di dégg tuur nañu fii ndox sotti nañu fii mbalit te yaa ngi koy bale sa. sincèrement parler fii moom mbot moom aw ma fi benn naxar moom sincèrement parler au contraire sax dañ may jàppale si liggéey bi parfois damay ñëw xëy fekk ñu bale see boo laa xëy fekk ñu bale seeni buntu kër bokk ñoom moom dañ may jàppale si côté boobu moom parce que ñoom nee nañ liggéey bi dafa mekk surtout mercredi moom nee nañ carrément mercredi moom daa métti si moom ñoom sax dañ koy kaas ñu mën a leen lii sama liggéey la amul benn problème parce que nit ki tam li ñu la jox dañ ko war a liggéey mais ñoom chaque mercredi boo ñëwee fekk ñu bale seeni buntu kër ba mu set moo ñëwee ñu may ma jàmm may ma salaam toog di waxtaan ak man sincèrement parler dañuy tooñ sax sama chef parfois nii di wax naa liggéey bi daa métti si kii mais amul benn problème sincèrement parler moom jàmm lañu see xam man te kenn du ma si dépassé am nañu respect si man waa mbot moom am nañu respect entier si man fa dëgg yàlla jàmm rek laa see xaar ñoom amul fi benn problème. ñoo ngi lay jaajëf merci. suba yàlla doo leen jeexal li nga war a def bul xaar defal amul yàggal tey la bis boo toogaat wéy na ëllëg yegg seegul def ko léegi wërsëg ñëw na léegi foofu naa waat ci ngelaw yaakaar romb la ngay daw li nga war a def bul coow bul xaar mu lay rëcc bul yëglu bul jébalu def li ngay def ne këcc fi nga war a jaar ba tekki léegi la ci teew amul jëlaleeg ba ma yeewu defal yitte ba jiite say xalaat ni mu dikkee saa boo xëyee na nga jëfe li nga bëgg te bul tiddee bul xaar looy def ko lu la ci fekk muy loolu lu la ci fekk muy loolu bañ a toog di xaar tuumaroo war nga wàññi lii ngay nelaw ba nga xam ne yoonu ndam du gaaw war nga jóg ca teel ndax nga raw. It's the early morning, I suggest you wake up rather than wasting your time yawning and snoring. Your life is boring. Get up and do something, you'll never make it scrunchy. Don't expect to reap credit as you sow nothing. Don't put it on, grind it, work it while the heat is on. Don't moan and groan, step up on your feet and word is born. Keep your ongoing spirit, don't beat it cause you feed it. Sky's the limit, your life is only what you make it. It is right away. If you wanna catch up tomorrow, another day, you never know what it might bring up. ñu ngi fii Médinatoul Mounawara rek ci ginnaaw jumaa ji ba léegi rek ñoo ngi nii ci waar wi gis ngeen sànq rek liggéey bi ñu fi amal fekk nañ fi tamit technicien de surface bi rek du ñu def lu dul sekk ak moom waxtaan rek mu wax ñu naka lay gérer bi la bërëb 8 heures dinañ fi fekk ñu commencé liggéey bu fi jeexee comme ni ngeen ñëwee néeg da ngeen fekk juste su may soog a terminer fii donc dama waroon a prolonger dem ba guy ga fële côté Fenkon foofu aussi bu ma ko matalee bu fekkee heure bi mat na ko ma dóor ko mu daanu bu fekkee heure bi mat na aussi ma replier demain ma recommencer waat fii à zéro continuer waat waar wi tout le temps noonu laay dem ak liggéey bi. waa UCG ñooñu ñooy suñuy kilifa bon bu dee si wàllu comme li liggéeykat di soxla ak njaatigéem yaakaar naa suñu côté syndicaliste yi ñu ngi koy dox saa su ne di ko wax comme bépp liggéeykat bëgg na yokkute. suba yàlla doo leen jeexal li nga war a def bul xaar defal amul yàggal tey la bis boo toogaat wéy na ëllëg yegg seegul def ko léegi wërsëg ñëw na léegi foofu naa waat ci ngelaw yaakaar romb la ngay daw li nga war a def bul coow bul xaar mu lay rëcc bul yëglu bul jébalu def li ngay def ne këcc fi nga war a jaar ba tekki léegi la ci teew amul jëlaleeg ba ma yeewu defal yitte ba jiite say xalaat ni mu dikkee saa boo xëyee na nga jëfe li nga bëgg te bul tiddee bul xaar looy def ko lu la ci fekk muy loolu lu la ci fekk muy loolu bañ a toog di xaar tuumaroo war nga wàññi lii ngay nelaw ba nga xam ne yoonu ndam du gaaw war nga jóg ca teel ndax nga raw. It's the early morning, I suggest you wake up rather than wasting your time yawning and snoring. Your life is boring. Get up and do something, you'll never make it strong.
scrunching. Don't expect to reap credit as you sow nothing. Don't put it on, grind it, work it while the heat is on. Don't moan and groan, step up on your feet and word is born. Keep your ongoing spirit, don't be. Bon, Samba si Kébé. Samba si Kébé ñu fekk leen fii ngeen di liggéey di fi amal liggéey bu mucc ayib mën nga ñu expliquer rek liggéey bi naka ngeen koy amale. waaw liggéey bi bon ñu ngi koy amale si cadre bi nga xamante ne noonu la ñu ko santé par rapport ak société bi nga xamante ne moom moo ñu sant liggéey bi teg fi ay chef de secteur yoo xamante ne ñoom ñoo amee liggéey bi ñun ñu nekk ay éléments yoo xamante ne saa bu ñu xëyee kenn ku nekk da nga dem sa place bi nga xamante ne fa lañ la affecté donc man nag place bi man lañ ko affecté donc fi laay liggéeyee saa su ma xëyee dinaa ñëw def li nga xamante ne moom la liggéey bi laaj waaw jéem a setal bërëb bi jéem ko aussi surveiller itam waaw loolu daal mooy li nga xamante ne noonu la ñuy amalee liggéey bi chaque 8 heures daal dinañ ñëw sur place donc racler xaar oto bi mu ñëw jël mbalit mi yóbbu ko donc ñu defaat surveillance daal loolu daal mooy liggéey bi. kon su ma la déggee dafa mel ni kon fii daal lieu boo xamante ne chaque jour daal sa groupe bi rek ñoo fi nekk di liggéey mais ak population bi nga xamante ne ñoo dëkkee fii amu leen ay jafe-jafe ak ñoom. waa si population bi am na ñoom jafe-jafe amuñu moom jafe-jafe parce que tam aussi population bi nun nooy ñoom ñooy ñun parce que suñuy jarbaat ak suñu ay doom suñuy soxna ak suñu ay yaay ñoo fi dëkk donc ñun ñi fiy liggéey itam fii la ñu dëkk bon donc duñu mën a wax jafe-jafe dañuy wax ne rek incompréhension moo am peut-être que ñoom ñi nga xamante ne ñoo yor mbalit yi si biir kër yi xëy na bu ñu xamoon ne mbalit mi waroon nañ ko mën a séparer ak ndox bi donc xëy na duñu am benn jafe-jafe ndax bu dee mbalit mi chaque jour que jëfee oto yi dinañ dugg bari ñi pour jël ko mais bu dee ndox nag boo ko beree ndox bi boo ko tuuree fii xëy na dans 2 heures de temps mën na wow donc du am benn effet par rapport ak ñi fiy jaar donc yenn jafe-jafe yooyu daal la ñu am si population bi si ñoom li ñu ñàkk comprendre mbalit mi ni ñu koy dajalee ak ndoxu jën bi ak yeneen ndox yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee waaw bu ñu sañoon daal ñoom population bi ku si yorati sa kër di liggéey di nga jël ñaari siwo bi pour mbuus yi ak ndox salte yi nga def ko si beneen siwo bi itam aussi pour ndoxu jën bi yeneen ndox yi nga xamante ne mooy ndoxu fobeere yëpp nga ber ko su ko defee fa ngay tuur ndox bi xëy na mën na bañ a poser problème pour ñun comme amaguñu ñoom fu ñu mën a tuur fii rek la ñu mën a tuur seen ndox mais buñ ko tuuree dana wow mais mbalit nag dañuy bëgg ñoom ñu xaar oto bi chaque jour de 8 heures à 13 heures oto bi dana jaar si koñ yi jël mbalit yi lu yàgg-yàgg oto bi dana fa jaar donc li ñuy gënal daal mooy ñoom ñu téye mbalit mi ba oto bi ñëw. kon su ma la déggee mu mel ni li nga expliqué nii rek population yi dinañ ko dégg waaye rek yéen fii ak ni ngeen fii liggéeyee rek di ngeen gis seen wàllu wér-gu-yaram tamit yéen ciy bàyyi xel. waaw ñu ngi siy bàyyi xel parce que yàlla dogal na ñun si liggéey bi ñuy liggéey am nañu sunu mutuelle de santé boo xamante ne ñun ñoo ko moomal sunu bopp xëj na société bi nga xamante ne mooy UCG am na lu mu siy jàpp donc le reste daal ñun ñooy cosité pour amal sunu bopp sunu mutuelle de santé donc ku si feebar ku ne dinañ la jël en charge donc loolu yàlla dimbali nañu si ba organiser wu nañu avec notre délégué bi nga xamante ne mooy Madani si initiative am d'abord ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal yëpp conseil d'administration bi ba ñu ngi sunu mutuelle de santé wax dëgg yàlla alhamdulilah bu yokkoo itam ñu jël te mooy état bi jàpp si bon maire bi itam aussi am na si part de responsabilité parce que itam aussi comme ni ma ko waxee état bi am na wàll woo nga xamante ne moom la war a def mais dama jàpp ne itam aussi maire bi aussi war na intervenir si liggéey bi nga xamante ne ñun moom la ñuy liggéey ba si suñu wér-gu-yaram parce que ay doomu Bargny lañu Bargny la ñuy liggéeyal donc duñ doon xaar aussi intervention maire yi si liggéey bi si wàllu suivi bi mooy comme li ma la wax léegi parce que jafe-jafe yi ñu am yëpp mooy ñun 13 heures dañuy wàcce donc duñu fi nekk bon donc foofu tam aussi ñu ngi fa doon xaar ndimbalu maire bi te mooy mu jël bon au moins que quelques personnes yoo xamante ne ñoom danañu nekk surveillance yoo xamante ne si bërëb yu mel nii la armeel yi ak armeel yi Ndiolmane ak armeelu Bargny Géej ak boo demee Mbot ba Kipp donc ak route nationale bi foofu it dañ fa doon ñaan maire bi mu am mu intervenir pour ay surveillants yoo xamante ne danañ fa mën a taxaw pour que ñun bu ñu wàccee liggéey bi mën a am suivi mais ñun problème boobu daal am nañu ko ak problème wér-gu-yaram mooy daal suivi bi daal bu ñu sañoon maire bi intervenir si comme état bi ni muy def ak syndicat yi comme ni ñu organisé wu daal. waaw maay Sega Diouf chef de secteur nettoiement à Bargny. ñu gën ban tur lañu papa.
Papa tey jii nga nekk chef de service bi nga wax tey jii rek bu nit ñi UCG la ñu xam mais yow papa boo ñu doon fàttali rek parce que bari ñi dañu xamoon li di PAM ak li di AGETIP mu ñëw tey UCG boo ñu ci doon expliquer rek lan nga ñu ci mën a wax. te amoon entente à Dakar moo fi mujj sax tout juste avant UCG UCG mu fi ñëwee ça fait tout juste ay 2 ans yooyu Ibrahima Diagne moo ko dirigé woon mais actuellement newatu fi keneen moo fi ne mais Ibrahima Diagne pratiquement moo fi ne woon avec UCG il y a de ça 2 ans loolu daal UCG aussi moom moo yore pratiquement toute la région de Dakar ñun moo ñu concerné la région de Dakar ñun nag Bargny la ñu ne Bargny Yène Sébikotane Sendou ak Diamniadio bon ñu def benn chef de section territoriale muy Sega man ma ne fi comme chef de secteur aussi à Bargny loolu daal mooy organigramme pratiquement UCG ak éléments yi nga xamante ne ñoo nekk ci terrain bi loolu daal moo fi ne Bargny aussi ñaari secteur moo fi ne am na secteur boo xamante ne bi Ngoude la ba Bargny Géej beneen bi Mbot Missirah Diamalaye jàpp Gannaaw Raay yooyu mooy ñaari secteurs yi nga xamante moo fi ne Ménem Sendou aussi daañu fay intervenir am nañ 3 éléments contractuels yoo xam ne ñoo ngi Sendou Ménem pratiquement amuñu fi dara suñu éléments yi ñooy dem ba Ménem Sendou am nañ fa 3 personnes à part ça loolu daal mooy li nga xamante moo fi ne certes à Bargny pratiquement boo xoolee 2 secteurs yi secteur bi 6 personnes moo fi ne beneen secteur bi 7 personnes ça fait tout juste 13 personnes si biir 13 aussi jox nañ 3 contractuels yoo xamante ne pratiquement ñooy accompagner les 13 ça fait 16 ak 3 yi nekk Sendou ça fait 19 boo xoolee ni Bargny mel si Bargny ak lu ma toll ak 16 personnes xam nga pour mu liggéey Bargny day jafe waaw loolu nag mooy pratiquement mooy problème mu Bargny personnel bi dafa néew ba mu ëpp personnel bi vraiment c'est tellement insuffisant comme ni ko sama élément bi waxee léegi sàmb si peut-être maire bi ñoo ñu waroon indi tuuti apport comme ça ci côté personnel au moins ñu mën a éradiquer quelques points quoi mais pratiquement da ngay xool ñi dem fii raclage ñooy jékki-jékki dem balayage di varier te aussi loolu moo na ñàkk su personnel bi yokk woon tuuti daal daañu gënal UCG daal pratiquement loolu mooy suñu liggéey pour l'instant. kon su ma la déggee dafa mel ni rek personnel bi fixul. non pratiquement ku si nekk sa am nga place boo xam ne ba fixe mais dafa am point yu nga xamante ne yi pratiquement kenn du fa intervenir si obligé jour yenn yi ma regrouper leen ñoom ñëpp yóbbu leen fa comme ça ñoom ñu dem liggéey foofu quoi mais ku ci ne am nga place fixe boo xam ne yow fa nga ne mais da am jour yu nga xamante ne dama leen regrouper ñoom ñëpp ñu def ay travail groupé comme ça ñu éradiquer foofu quoi. su ma la déggee UCG rek su ma la doon laaj relation ak maire bu Bargny lan la. bon pratiquement bon su ma gis le directeur ñëw à Bargny mais le coordinateur ki nga xam ne moo ne Tëngéej moom pratiquement doon na ñëw à Bargny mais pratiquement jusqu'à présent vraiment gisuñu benn kii majeur bi nga xamante ne bi en tout cas à mon niveau gisuguma ko loo xamante ne vraiment ay activités yu majeures yu nga xamante ne pratiquement def nañ ko à part peut-être bu ñuy lancé quartier zéro déchet yi bon Ndiaye Gueye ñëwoon na fii en collaboration avec le maire de Bargny ñëwoon nañu fi nekk terre d'ouverture organiser benn réunion pratiquement joxoon nañu site bi sax lañ jeexee woon sax pour fa lañ ko war defee mais jusqu'à présent commencé gul mais à part boobu daal gisuma beneen réunion bu nga xamante ne bi am na fi diggante UCG ak maire bi. su ma la déggee rek kon projet triage bi nga xamante ne UCG bëgg na ko amal fu mu toll foofu. donc pratiquement depuis réunion boobu ba léegi pratiquement ootoon nañu tout juste il y a quelques semaines à Tëngéej pour quartier zéro déchet yi mais pratiquement xam comme ni ko waxee site bi lañ jëloon mais gis nga site bi ni mu mel pratiquement dara amu ko fi donc fi mu nekk nii ñu ngi toog à l'écoute mais gisuñu ba léegi lenn loo xamante ne bi entamé ko nañ ko ci travaux yi. Bargny ville propre bi nag loo ñu ci mën a wax. Bargny ville propre bon pratiquement la mairie là def nañ ko fi quelques années c'est important quand même te it bon. ba passé impliqué woon nañ ci bu njëkk bi impliqué wu ñu ci woon mais bi mujjee vraiment impliqué nañ ñu ci ñun tamit vraiment taxaw nañ ci taxaw bu am solo pratiquement boo xoolee pratiquement travail UCG rek pratiquement sax nga doon gis
ñoom ñoo nekkoon ci le terrain pratiquement travail UCG rek ñoo nekkoon ci le terrain ñoo nekkoon ci oto yi ñoo nekkoon ci raclage bi balayage bi tout ñoo ko doon def di demander aussi buy amaat tamit monsieur le maire muy gën di appuyer si personnel à part UCG muy xool population Bargny bi nu ñu mën gën di intervenir si activités yu mel noonu parce que Bargny ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko war defar ce n'est pas que ñun ñooy liggéey loo rek ñoo ko war defar mais am na ñu nga xamante ne ci population bi su maire bi wootee dañu war a ñëw plus particulièrement les ASC aussi ASC yi aussi yu mel noonu dañ ciy war di intervenir parce que Bargny aussi ñun ñoo ko war defar aussi mais UCG rek mënu ko parce que lu nga waxee ci personnel bi xam nga ne ñi mu ñu def loolu personnel 16 personnes à Bargny ça c'est tellement c'est insuffisant. dispatching équipe bu UCG bi ni ñu liggéey en fonction fi ñu dëkkee la wala en fonction yéenay seet ne élément bi kat efficace de fii rek dañ ko fa yóbbu. Non parce que xam nga ñu pratiquement yàgg nañ ci aussi ci terrain bi te ku ci nekk aussi pratiquement am na côté yu nekk dem nga fa. am na ñoo xam ne dem nañu balayage am na ñoo nekk nañu collecte jóge collecte ñëw raclage am na ñoo xam ne balayage lañ gën fort ñu yóbbu leen balayage am na ñoo xam ne raclage lañ gën fort ñu yóbbu leen raclage am na ñoo xam ne peut-être collecte lañ gën fort ñu yóbbu leen collecte bi mais suivant aussi yow mi nga xam ne yaa yor si personnel yaay xool ku si nekk fi nga xamante ne boo fa yóbboo fa fu lay gën a arrangé nga yóbbu ko fa man pratiquement man sama personnel noonu laa leen di dispatché ngeen damay xool ku si nekk sa compétence li nga gën a fort ñu yóbbu am na xam ne bal lañ gën a am na xam ne rat lañ gën a mën ko ci côté boobu nag ci laay xoolee nan laa di disperser mais UCG dañ jox plein pouvoir ñun ñi xam ne ñun ñooy chef de secteur yi ñun ñu xool personnel daal leen jox suñu personnel ñun ñoo xool nag nu ñuy defee suñu dispersion. femmes yi ñu gis sànq fee ji bale ñoom des fois dañuy yéeg ci oto bi wala bale rek la ñuy def. non pratiquement ñoom bale rek la ñuy def ñoom ñu fonk le balayage quoi ñoom balayage rek kese la ñuy def quoi ñoom en général si tali yi sax la leen di yóbbu pratiquement du leen indi sax si seen yi ñoom si bale tali yi rek ñu ne hôtel de ville ou bien route principale bi ou bien nu mu tudd sax marché mardi ñoom pratiquement foofu rek la ñuy intervenir quoi. papa suñu kàddu gu bujj du leen lu dul rek nga wax ju ci kàddoom horaire bi rek. kàddoom horaire bi rek wàllum heure bi ñuy xëy ak bi ñuy wàcc. waaw pratiquement fii heure bi ñuy xëy c'est-à-dire fii dañu UCG notre service fi ñu mooy que ne de 7h30 à 13h30 mais si suñu biir comme que dañ ne daal daañu may ñi au moins 8h ñu ñëw jusqu'à 13h30 ñu nekk sur le terrain quoi quelque même encore lu mu mën métti ak lu su liggéey pare na mën ngaa toog ci terrain ba 13h30 8h aussi war na la fekk au moins 7h fi nga xam ne foofu ngay liggéey 13h30 aussi mu fekk la su fekkee tamit dafa am fooy dem parce que donc day dab ku ne avertir c'est responsable boo ko avertir amul benn problème contrôleur yi aussi dañu ñëw si terrain bi comme ñun aussi ñu nekk ci le terrain am nay contrôleur xam ne pratiquement ñu ngi ne Tëngéej ñooy couvrir Tëngéej ak Bargny ak yeneen kii ay Diamniadio yooyu yëpp ñooñu aussi dañuy intervenir si suñu secteur yi mais ñun suñu éléments yi vraiment actuellement ñu sommes ñu nekk vraiment ci jàmm lañu nekk ñu ngi yëgoo kuy dem dina wax sa responsable maa ngi dem ñun tamit aussi amuñu benn problème amuñu sax distinction entre responsable ak élément pratiquement ni ñuy solo noonu la ñuy solo ni ñëwee sur le terrain aussi noonu la ñuy ñëwee sur le terrain yooyu yëpp pour bañ espèce différencier nit ke nanga wax nangam parce que ñun ñëpp ay doomu Bargny lañu li ñu fi indi daal mooy liggéey ñu ànd ñu ñëpp bokk ndey bokk baay di liggéey loolu daal mooy li nga xamante ni te yàlla tamit suturaal nañu ba aussi lu bokkul sax ci liggéey bi am na fi ñun créé nañu suñu GIE créé nañu bari ñun pratiquement suñu nourriture ak suñu dund yëpp ñun ñoo koy jëlal suñu bopp loolu yëpp ci GIE bi la am na aussi à part GIE bi sax am nañu beneen kii bu ñu créé encore benn kii yoo xam ne solidarité ku xewle ñu ñëw dañuy participer pratiquement amuñu benn problème suñu biir ñun ñëpp daal c'est une famille am na père de famille am na mère de famille ak i doomam loolu daal mooy suñu biiru Bargny ko ñun ñëpp daal benn lañu voilà c'est ça mooy problème bi ko ok ñu ngi lay jaajëf. Sky's the limit, your life is only what you make it. It is right away. If you wanna catch up tomorrow, another day, you never know what it might bring. Soli ñëw dabante la njëkk a départ daqante la waxtu bu ñëw garanti la fi nga nekkoon daaw doguloo fi ba jaxle bopp koñ. You'll be rewarded for every sacrifice you made. For the seat, for God to save tomorrow.
fekk la fii ci wetu géej bi nga bokk ci UCG di liggéey fii mën nga ñu wax rek lan ngay liggéey fii yow. waaw li ñuy liggéey fii xam nga ñun ku si nekk boo dee xoolee ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen sant seen teewaay di rafetlu teewaay bi parce que lii ñun technicien de surface dañ koy soxle nit di ñëw xool li ñuy liggéey ndaxte li ñuy liggéey difficile boo xam ne bi boo amul volonté doo ko mën a liggéey ku si nekk nag boo demee secteur yi ku si ne dafa am fuñ la teg la boo xëyee yaa ngi def la war mooy na nga fexe ba place bi ñoŋ rafet ba ku ñëw du la mën a sikka si dara noonu ak suñu problème yi gën a doon suñu problème gis na ni nga gis place bi mel nii mbalit mi gënoon na fi bari oto yi chaque jour ñu ngi ñëw fréquemment léegi oto yi ñëw na fi mu ne li ma jëkk génn boo xoolee génn naa ba teg fa oto bi jël na ko dem mais population ba léegi dañu ñëw di tuuraat ngay dajalewaat di yóbbu di yéen a ma fekk may sëkk may def lépp vraiment gars yi ñoom ñëpp ku si ne koo gis mu ngi liggéey li muy war ñi itam li leen war ñu ngi koy def si ñun ñoom ñu ngi xool di nemmeeku place boo xam ne bi saltana wala kii ñu dem ebal fa benn élément nga ñëw defar ko ba mu bien. kon su ma la déggee rek dafa mel ni population bi ñoo leen yombalul liggéey bi. population bi tam yombalu ñu liggéey bi. gars yi boo gisee ku xëy yaa ngi def li la war boo xëyee 8h ba 1h30 yaa ngi def li la war muy secteur yëpp foo leen dem fekk fa élément boo xam ne mu ngi def la ko war fi mu ne dañuy nettoyer nii ba pare dajale oto bi ñëw jël ko oto bi ñëw na dem jël ko day ñëwaat jëlaat léegi boo ñëwee suba boo ñëwee dangay fekk ñu yaaxaat yéen a ngi fekk fii yoon la mais yoon bi fii yëpp mbalit la woon kenn mënu fi woon a taxaw mais dindi naa ko ba oto bi jël ko mais boo ñëwaatee suba noonu lay mel te loolu vraiment population bi war nañu si bàyyi xel daal te li ngeen def nii lu rafet la ndaxte day tax mu jàll si réseau yi par exemple bari ñi yëpp gis ko xam ne ñun vraiment gars yi ils sont très fatigués ñu ngi liggéey li leen war di leen am kenn ku mën a décourager fii ñëpp ñooy liggéey mais nag population bi des nañu ñu jàppale waaw jàppale bi nag bu amoon dana war lool parce que ñu xool ne éléments yi koy defar ay nit lañu te set si bëgg yàlla la bokk parce que bërëb bu sebul santé set bu amul rek wér du am ñun ñu fay dugg nag ñu ngi def lu war pour population bi dara bañ leen a dal te dañu am ay njaboot mais ñu ngi dugg salte bi di liggéey di dugg ak suñuy daal di tax di liggéey di dajale di teg da ngay ñëw wax ak nit naka fi nga tuur du foofu mu ñëw wax la loo xam ne lii jaaruwul yow yaay muñ rek te xam ne yàgg nañ si ay at nu ngi si mais da ngay dégg lu la neex ak loolu naxar ngay liggéey da ngay ñëw liggéey léegi dem ñu yaaxaat nga defaraat fi mu ne boo liggéeyee ba def na yaa si pare nga toog ñu ñëwaat yaaxaat nga ñëw dajalawaat defar kon nag population bi war nañu xool si loolu xam ne seen bopp la ñuy defaral. bërëb bi ban heure ba man heure nga fi nekk yow. fi mu ne 8h fi la may fekk 8h fi la may fekk ba 1h30 fi laay ne ba 1h30 mais bu heure de descente boo wàccee ñu def li leen ne parce que boo toogee ba 3h wala 4h ñu ñëw di yaaxaat xam nga tamit jaadu. daal bu ngeen amoon li leen gënal daal day am maanaam liggéey bi day am suivi daal am ñoo xam ne ñoo fiy taxaw. bu ñu amoon ñu ñuy surveiller tamit boo fi jógee ñu surveillance am mu kii te et puis tam li gën a doon tamit suñu problème mooy da ngay jël mbalit dañ koy séparer na mbalit day ko teg fii fi mu nekk dèjà suñu chef territorial ñëw na fi ne oto bi désormais léegi mbalit bu mu taajoote fi léegi oto bi day ñëw chaque jour oto yi day ñëw mais def nañu sensibilisation pour ku ñëw andi mbalit na nga teg oto bi jël mais respecté wuñu ko dañu doon ndox mi ak mbalit mi boole gis nga géej des fois ñu prolongé ba si géej dañu jël ndox mi mbalit mi boole te yow toujours da nga leen naan séparer leen mbalit mi ak ndox bi bu jëlee ndox mi sànni nga suuf si wala yóbbu nga ko fële géej mu dem mais mbalit mi la ñuy jël ak ndox mi boole ko buñ ko boolee yow nga xëy dindiwaat loolu tegal ko oto bi jël ko suba ñu defaat la même chose te loolu jaaduwul te chaque jour ñu ngi sensibiliser ñuy suñuy gars yi ñëwit ñoo xam ne ñoom ñu ngi ñuy jàppale sensibiliser yombal ñu liggéey di wax ak nit ñi mais population bi ñoo dëgër bopp waaw jërëjëf te teewaay bi nag vraiment kontaan nañ si parce que li dafa war a am ñi xam. suba yàlla doo leen jeexal li nga war a def pour xaar defal amul yàggal tey la. nañu tamit nekk kii li nga xamante ne mooy meilleur agent du département fii la jógee doomu Bargny la ñu ko décerné ren ji ñu ngi nii nag ak taxaw ak moom Baye Ségué ñu ngi lay. waaw ñu ngi lay fay sama jarbaar soxna Nabou comme ni nga ko waxee rek bon xëy na man maay Pape Ségué Diop ñu gën ko xam ci woowu je suis le chef de section territoriale des 5C maanaam les 5 communes de Bargny la
Sendou Diamniadio Yène et Sébikotane donc xëy na comme raaya bi ngay wax sax fa laay jëkke donc mooy meilleur chef de section territoriale nous étions 4 au niveau du département donc yàlla def aussi suñu coordonnateur Ndiaye Gueye plus commission bi nga xam ne ñoo géré woon yooyu doon ko doxal xëy na ci façon bi nga xam ne noonu la ñu liggéey si réunion yi si administration ci coordination maanaam suñu section xëy na si la ñu sukkandiku pour jox ñu benn attestation de reconnaissance du mérite muy meilleur chef de section territoriale au niveau du département de Rufisque donc loolu aussi dañ naan dañ koy sant yàlla et di ko delloo njukkal l'ensemble des techniciens de surface de la section des 5C xam nga buñ na Bargny rek man moom la san wax naa la ko san dootul Bargny rek donc Sega géré na 5 communes yi nekk xam moo nekk les 5C noonu lañ ko tàmmee di ko waxee donc l'ensemble des techniciens de surface yi nga xam ne ñoo nekk les 5C vraiment dafa mel ni loolu honneur la en plus aussi am na ba ñeneen ñoo aussi man sama niveau man lañ ko jox mais am na d'autres agents yoo xam ne nommé nañ leen daaw ñu ngi ko joxoon Issa Kane comme meilleur agent lañ ko nommé woon au niveau de notre section ren au niveau de notre section aussi on a nommé d'autres agents maanaam meilleur collecteur nommé nañu muy Assane Ndoye ñu ko gën ko xam si Baye Assane moom la ñu nommé comme meilleur collecteur et jël aussi Assane Boy Gueye moom moo nekk côté cimetière Ndal daal meilleur agent nettoiement moom aussi ñoom lañ ko jox donc ñoom seen grade ñoom lañ ko jox donc muy 3 kii yoo xam ne yëpp ñëw na Bargny mais mënoon na dem Sébi mënoon na dem Yène mënoon na dem feneen mais alhamdulilah rabbil alamin donc daal si gàttal loolu laa amoon lu wax di remercier encore di wax ne daal gannaaw bu ñu sant yàlla dañu delloo njukkal mérite bi à l'ensemble des techniciens de surface si seen nangu parce que aussi certes c'est vrai Sega moo jiitu c'est lui moo jiitu mais am na des lieutenants yoo xam ne ñu ngi fi bu dee à Bargny y a Sega Abdallah Diouf ñu ko gën xamee si papa mooy faisant office chef de zone nettoiement donc bu dee collecte y a Daouda Ciss et mooy def faisant office chef de zone mais il y a d'autres aussi à Sendou am nañu fa ne à Diamniadio y a un certain Djibi Sangone et à Sébikotane y a Ousmane Ndiaye Yène aussi y a Issa Thiandou ñooñu mooy ñi nga xam ne daal mooy encadrement bi nga xam ne daal si ñoom lay sukkandiku pour waxtaan ak ñoom pour liggéey bi dox macha allah donc loolu moo waral daal mérite bi donc ñu jox ñu ko ren donc loolu mérite l'ensemble des techniciens de surface encadrement bi daal. su ma la déggee rek ni nga waxee dafa mel ni UCG Bargny daal lépp lu ñuy def rek ñoom xarañte lañ ciy wane rek ba seen yeneen morom duñ leen ko yóbbul. effectivement donc loolu moom macha allah à 5C surtout à Bargny. parce que base bi yëpp fii la woon fii lañ démarré ba ñeneen ñu soog a ñëw ba li ñu commencé mais ànd nañu déggoo bokk ndey bokk bay def suñu potum biir lépp lu ñu réglé on réglé ensemble papa bu ànd ak nettoiement bi ku mu xëy na fii la amul dingat ñëppay ànd liggéey Daouda Ciss la collecte aussi la même chose noonu lay doxal donc daal à Bargny on est unis permettre nañu sax am na yoo xam ne bokkul ci liggéey mais nous sommes vraiment am nañu benn réussite boo xam ne ci wàllu yeneen ak yeneen sax si wàllu GIE wàllu suñu benn créance bu ñu yor donc loolu ànd bokk ndey bokk baay moo ñu permettre ñu am yooyu avantage yëpp daal donc loolu daal laa ci mën a tontu ci côté boobu quoi. liggéey bi ni mu yombee nii lan moo ko gën a yombal daf fi en général ñi ma fi gis ñëpp presque Bargny la ñu dëkk loolu moo ko yombal wala. waaw ci la bokk parce que xamante nañu mais dama naan au début ba ñuy commencé mbalit bi en 94 c'était pas facile metti woon na taroon na avec camion en ciel ouvert la woon léegi nag ñu ñëw aussi et nekk doomu dëkk bi valoriser ko ba que actuellement képp koo xam ne dëkk nga Bargny buñ ne la tey kaay liggéey di nga nangoo liggéey parce que amatuloo ci rus bu njëkkoon da nga koy xaw a rus xaw ko jomb donc di wax na aussi ñun ñëpp ñoo dëkk Bargny on se connaît xamante nañu xam nañu kii et kii donc am na lu ñuy rus am na lu ñuy jomb motivation bi ci ëpp pour réussir mooy ku nekk danaan sama koñ laa dëkk Bargny bu setee man la bu tinimee man la donc loolu aussi bokk nañu motivation mooy tax aussi suñu taxawaay lépp macha allah Bargny set jëm kanam te loolu aussi ñu ngi ci te tey ji bu dee département bi ñi mën a wax ne Bargny bokk na ci dëkk yi communes yi gën a set loolu am na sincèrement parler ci wàllu yëpp parce que ni ñu koy gérer donc moo lay permettre la après grève wu concessionnaire yi temps yi passé parce que fépp mécanisé ñu ko mais Bargny pelle dugg fi dara dugg fi waa Bargny les techniciens ñoo dem les dépôts yow filmé nga ko les dépôts récurrents yi nga xam ne am na partout ñoom ñoo koy taxaw jël ko ak seen parla yi ñuy def xam naa film nañu gis ni ñuy liggéey jël dépôts yi macha allah ba pelle dugul camion dugul mais d'autres pelle la ñu utiliser mécanisation la ñu def pour mën a génn seen mbalit mais ñun macha allah loolu daal mooy déggoo bi ñu am mooy suñu force muy nettoiement di collecte voilà. sa kàddu gu mujj lan lay doon rek tey jii Baye Sega. waaw kàddu gu mujj mooy sant yàlla gërëm sama ñaari waajur parce que lépp dama naan am nañ ko gërëm sama famille yëpp aussi si jàppale bi parce que ñaanu waajur boo ko amee lépp day dox en plus aussi remercier l'ensemble des techniciens de surface encore une fois 1000 fois je dirais merci à l'ensemble des techniciens de surface et à l'ensemble
de l'encadrement bi nga xam ne ñoo nekk sama wet di ma jàppale et di defal mention ku mel ni Daouda Ciss gis nga ko léegi donc tout ce qui est collecte moo ko yore à partir de 10 heures day ñëw fii mooy def dispatching bi à Bargny ñëwaat fii taxaw oto bu génn mu jox la sa ticket nga dem Mbëbës parce que ticket boobu boo ko amul mënoo dem Mbëbës donc di wax na aussi de passage on ne peut pas terminer aussi suñu wax te mënuñu remercier aussi le maire Guèye Abou Ahmed si skiw opération remblage bi nga xam ne mu ngi koy def parce que lu tax ma koy def parce que boo xoolee autant mooy dépôt bi ne lycée c'est un dépôt récurrent boo xam ne da nga koy jël léegi nii bu laa 30 minutes wala 5 minutes ñu commencé ko alimenter mais depuis ñu def système remblage bi defar ko foofu aussi mention spéciale encore une fois à la population de Mbot et Cité parce que depuis ñu wax leen ko aussi ñoom ñëpp dañu téye seen mbalit bu oto bi ñëwee ñoom ñu génn seen mbalit kala doon 5 à 10 minutes ñu génn mbali ñu dem foofu aussi lay lancer appel xëy na ñàkkul sama gars yi wax nañ ko mais dinaa si jaaraat parce que répétition pédagogie la boo xam ne pour war na ital nañu muy côté Ndiolmane Santhiou Géej nguy dàgg parce que ñoom aussi actuellement defal nañ leen système bu jëkkoon oto bi mënu fa dugg li tax may remercier foofu mooy Abou mooy bu jëkkoon oto bi du dugg foofu mais léegi avec système remblage bi oto bi day dugg day wëri génn ji kaw école bi jaar Ndiolmane nguy dàgg ba Santhiou Géej de lu fa am dañ koy jël léegi chaque jour oto bi dana jaar fréquence 5 la def lundi mardi mercredi vendredi et samedi oto bi day jaar foofu donc ñu waa population côté boobu ñu xam ne oto bi dana fa jaar ñu téye seen mbalit ndox mi nag man bu doon sama sogo xëy na kan moomu ñu def foofu sax man dama naan bés bu ñu demee ba nawet ñëw wala tàngaay ñëw odeur ba fay génne koñ boobu kenn nooy lii gën nag mooy population bi xam ne seen njëriñ la ñu jël ndox mi spécial yóbbu ko géej ndox bu demee géej du garaaw mbalit bi nag ñu téye ko foo xam ne heure bu oto bi ñëwee ñu génne bu nee sax mënuñu xaar jël na sax bu ñu koy teg Cheikh Seck mu ngi foofu à côté wala Ibou Ciss mën na leen orienté ñu am fu ñu ko teg heure bu oto bi ñëwee mën na jël loolu dépôt bi yóbbu ko donc loolu daal en grosso modo di wax ne foofu aussi Abou indil na lu loo xam ne lu baax la si ñun parce que mënuñu woon dugg foofu ñu nga fay dugg léegi dépôt lycée bi daf ñu daan sonal dañ ko daan jël di ko jël mu metti lool léegi nag oto bi day taxaw rek ñu indi seen bale donc foofu aussi di ko sant di gërëm dernier bi ma wax ne mooy dama koy benn doléance loo xam ne boo xam ne si gars yi la mooy mu xam ne ñun nous sommes de Bargny Bargny lañu dëkk on travaille pour le développement de Bargny Bargny la ñu gëm mooy suñu dëkk on est là pour Bargny donc ëllëg loo avantage boo xam ne bépp nit ku Bargny waa xam travailler ko à l'instant ni muy defal waa maire yi moom aussi nga gëstuñu xool ñu xam ne ay njabootam lañu c'est lui notre maire donc boobu daal doléance bi mu bàyyi ñu xel bureau bi nga xam ne jox nañu aussi moo ñu ko jox aussi muy bii donc bu ñu mënee am beneen boo xam ne moo gën a baax mu ëpp sécurité parce que bii boo xoolee sécurité bi dafa xaw a des bu ñu mënee jox boo xam ne am na sécurité suñuy dossier suñuy lépp ñu mën ko fi denc loolu aussi danañu gënal en grosso modo daal on lui dit merci si travaux yi rek ñaan yàlla na sotteeku jàmm di wax daal alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi gis ngeen liggéey bu mucc ayib bi nga xamante ne waa UCG moom la ñuy amal fii ci commune bu Bargny dem nañu ànd ak ñi nga xamante ne waa mu ñooy waa section collecte dugg nañ ci quartier yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Bargny ak fële ca front de mer ba dem jëli ji li nga xamante ne mooy mbalit bi àndoon nañ tamit ak waa section balayage ñi nga xamante ne papa moo leen jiite dem nañ tamit waxtaan ak ñoom ak ñooñu la ñuy owee ñi nga xamante ne mooy technicien de surface yi fi ñu toll ni nag mooy liggéey bi jeex na ki ci sama wet nag moo yor wàllum ataay bi fii ci UCG bu ñu liggéey ba pare rek fii la ñuy toog waxtaan li nga sotti ta xalaat balaa ñoo dellu ci seen ay kër mbokk yi nag lii moo doonoon seen émission bi di waar wi nag di leen jox dig daje fi lay ak fan yu néew ci beneen waar bu ñu war a dóor